Sarah Cissé que je t'admire mais il y a une autre personne que j'admire encore c'est ma grande sœur je l'aime tellement xam nga télévision Futur Média loolu defe naa Déguène Chimère yàgg na ko fésal c'est presque une famille parce que le temps que tu passes fi ngay liggéeyee moo ëpp li ngay passé sa kër donc du coup école yi wala bërëbu liggéeyukaay yi dañ ci hissé ay liens yu xaw a doy waar ñii takk ñii divorcé ak ñi ci des nag dañuy xaritoo voilà ba nga xamee ni dañuy mel ni ñu bokk ndey ak baay loolu moo ma dal ci Fatou Kiné Deme mi nga xamee ni bu ca kanamee tuuti di gën a ànd ak moom ci jotaayu xibaaru diggu bëccëg gi ni mu koy defeek rédaction bu télévision Futur Média Fatou Kiné ñu ngi lay nuyu yaayu Cheikh Tidiane bég naa ci fekk la tey ci télé bi ci première bu Midi Plus maa ngi lay nuyu. di la fay bu baax a baax Pape Cheikh béggati man tamit ni nga ko waxee rek wax dëgg neex yàlla ragal fii te day xañee wërsëg. loolu moom du samay kàddu dañ ko fay fekk. est-ce que xam nga ni yaa ma gënal Faty Dieng. Faty de sama doomu ndey la man. loolu ma Faty sa doomu ndey la yow man jëkkëram laa xaritool. man Modou Fall mooy sama xarit. kon nag forcément non yaa ma gënal Aïssatou Diop Fall. mu ne ni ma ko déggee ci suba ku la bëgg la. daf maa jooyloo sax. ku la sopp la. c'est la première fois Aïssatou Diop Fall jooyloo ma. mais je vous aime toutes parce que ay jigéenu jàmbaar ngeen bu ca kanamee benn waxtu. ñu yaatal xibaar yi ak rédaction bu télévision Futur Média lan mooy xët yi. luy xët yi Pape Cheikh gannaaw ba ma la delloo nuyu di la dalal ak jàmm nag wax dëgg ci li nga tàmbali tey ci télévision Futur Média du guléet nag ngay def lu mel nii waaye itam du guléet itam télé bi di innover mu nekk lu am solo la wax nga ko sànq joindre l'utile à l'agréable mu nekk loo xamante ni lu am solo la xibaar dina fi jibee lu nekk mi ngi fi jibee kon yaakaar naa ni li ñuy taataanee fii tamit nekk na loo xamante ni njariñu Sénégal la kon ma lay dalal ak jàmm ni nga ko waxee nag xibaar yi ca gën a fës nag tey ñu fas yéene ko jukki ci kanam tuuti bu benn waxtu jotee ci bëccëg dina bokk rek Pape Cheikh ci ni nga ko gisee Sara sànq ubbi na ko muy expo Dubaï ba mu nekk loo xamante ni lu am solo la ci Sénégal tey nag ci bëccëg bi sax mu nekk bëccëg boo xamante ne dañu ko jagleel Sénégal loolee mooy lu tukkee tey ca bëccëg ba kàddu yi am solo nag dina fa jib fas yéene tukkee rek te njiital ASEPEX nekkit commissaire général du Sénégal muy docteur Malick Diop moom moomu gannaaw kàddu mu yëkkati ñi ngi xaar itam président Macky Sall mu fas yéene yëkkati ay kàddu ci bëccëg bi ñu jagleel Sénégal ci ndaje mu yaatu moomee beneen ponk Pape Cheikh bokk na ci convention collective bi nga xamante ni ñoom liggéeykat yu hydrocarbures yu Sénégal yàgg nañu ko sàkku tey nag Pape Cheikh macha allah convention bi tey xaatim nañu ko kon am nañu yaakaar ne ak liggéeykat yooyu xëy na seen i jafe-jafe dana dakk waaye tamit xëy na askanuk Sénégal dinañ gën a gis njariñ ci lu soxal pétrole bi ak gaz bi kon ñoom it ñu ngi leen di xaar ci lu am solo ëllëg nag daara yi dina ubbi ci Sénégal fële ca sem bu Hann Bel-Air xam ngeen ni coow amoon na fa ñu ngi koy fàttaliku muy ndongo yooyu nga xamante ne ñoo xotti woon seen i kaye ñi summi seen i blouse lal ca suuf di ko def morceau fabe rek yooyu loolu yëpp nag doon loo xamante ne ñu ngi koy fàttaliku ba tey waaye ëllëg ndongo yooyu balaa ñu ubbi dinañ baalu ak ci kanamu jëwriñ ji ñu dénk lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi njàngale mi nag bu njëkkoon ubbite gi Pape Cheikh xam ngeen ne dafa nekkoon loo xam ne ku nekk da nga ci daan gis sa bopp ubbi tey jàng tey waaye tamit yaa ngi fàttaliku suñu wayjur yi wax dëgg ne xel bu ñu daan ubbi mbumbaay bi daan am ni mu daan neexee ci xol yi engouement bi ak yooyu muy parents yi di ndongo yi dafa mel ni loolu léegi dañ ko gisatul c'est vrai moo tax seen télévision Futur Média def na ci taxaw seetlu ak Aminata Mbaare Sow lay doon ci kanam daañu ko jukki tëjee rek ak basketball bi kon xam nañu ko muy reine bu basket bu ñu ko dégg muy buuru basket ci soxna yi mi ngi nekk nag Koura Ndaw di jouer ci ASC Ville de Dakar ci góor ñi nag Thierno Ibrahima Niang bu Dakar Université Club moom la ñu tabb buuru basketball yi ci Sénégal mu ngoog kon mooy li gën a li ñu fas yéene jukki tey ak yeneen yi ci fas yéene toftalu mu ngoog lépp dañ ko yaatal bu ca kanamee tuuti tombé ak benn waxtu jot muy xibaaru diggu bëccëg gi waaye laataa ngaa dem bërki démb dama gis Youssou Ndour def ci tweetam benn post boo xamee ni mu ngi ci expliquer ni dafa kontaan on va lire ça ensemble enfin après tant d'années de combat pour vaincre le paludisme enfin après des années de recherche
et de sensibilisation. Enfin le vaccin contre le paludisme, une victoire pour l'humanité. Après bi ma gëstoo ci dañu ma xamal ni am na vaccin boo xamante ni Organisation mondiale de la santé dañu ko approuvé pour ñu commencer koo ñàkk ndaw ñi surtout fii ci Afrique. Sénégal nag dégg naa ñu naan vaccin bi yeggseegul dina yeggsi peut-être fii leeg 2022 soxla naa ci sa commentaire puisque ci télé bi lépp loo xamee ni soxal nañu ci wàllu wér-gu-yaram yaa ñu ciy gindi waaye d'abord balaa nga ci commentaire Fatou Kiné bay dem di ñu présenter journal bi ma bëggoon ñu déglu yenn ci ay kàddu yoo xamee ni jëm na ci mbiru vaccin boobule nga xamee ni ñu ngi ko tuddee Mosquirix man j'arrive pas à prononcer le nom du vaccin waaye waxtaan nañu ak ki nga xamee ni voilà waxtaan nañu ak ki nga xamee ni moo di professeur Daouda Ndiaye nañu ko déglu. bokk ci doomu jàngoro bi ñu koy woowee benn segment ci bindoom ñu ko tuddee RTSS loolu la ñuy jël boole ko ak leneen la loo xam ne day mën a aar loolu ba loolu mën a dugg loolu mooy li nga xam ne moom la ñu def ci vaccin bi parce que am na vaccin yu bëri nga naan parfois ñu ne doomu jàngoro bi la ñu rey dugal ko wala dafa am loo xam ne dañ ko jël boole ko ci beneen doomu jàngoro dugal ko ci yaram et cetera bii moom wax dëgg yàlla ni ñu ko liggéey la boo xam ne mucc na en tout cas xaw ma ni ko la di wax mais bu sant yàlla la ba tax tey képp ku ko mën a jëlit du ma ne doo am loraange de mais gëmuñu ne di nga am loraange bu la sonal. boo xoolee vaccin yëpp très souvent ci xale lañ koy natte moom lañ koy testé lu tax ñu koy natte ci xale xam nga bu fekkee ne koo xam ne mag la muy yow muy man suñu yaram tàmm na am ay jàngoro yu koy dugg ba tax dañu am ce qu'on appelle une immunité naturelle mooy lépp lu dugg rek yaram bi mën na ñëw aar la. parce que am na lu fi nekkoon mais xale xam nga xale ñëpp xam nañ ne amagul lu nekk ci yaramam wala boog doomu jàngoro bu pratique laalagu ko wala yu koy laal bareegul léegi pour ñu xam ne baax na da ngay jël koo xam ne musul am doomu jàngoro bi wala koo xam ne amagul yoonu protection yi mooy xale yi moo tax ñu jël tout tànk yi nga xam ne leer na bu fekkee ne jox nañ leen ko ñu ñàkk leen bu vaccin bi doxee ba anticorps yi am ëllëg bu sibiru bi laalee bu fekkee ne yow loruloo ci wala am nga ci protection boobaa dañuy xam ne du leneen mais doomu jàngoro bi astafurlah vaccin yi moo ko indi moo tax ñu jël ko def ci vaccin bi xale yi wante vaccin moom bu xasee dugg rek en général amul ko nga xam ne war na la mën a bàyyi at bu nekk day faat li ma ko limee léegi te naam il faut le dire am na ay jumtukaay yu fi nekkoon yoo xam ne boo xoolee yu ñu naan garab gi ACT mooy yi ngay naan pour mu faj sibiru am na sànq yu ñu nàndal yi am na leneen ak leneen am na yi nga xam ne per yi ñuy jox jigéenu wérul ñi nga xam ne am nañu lañ lor en général am na ñu leen di jox ba tax xale bu juddoo sibiru du ko sonal wala boog moom sax du am problème ci sibiru bi am na également ay le fait que boo feebaree rek mën a dem directement à l'hôpital ñu saytu la faj la dara du la ak leneen ak leneen lu ci bokk waaye ak ce qu'on appelle la chimioprévention du paludisme saisonnier mooy boo demee ci dëkk yu mel ni Tambacounda ay Kédougou Kolda chaque at bu at bi nawet bi ñëwee dañuy jël xale yi ba fukki at weer bu ne ñu jox leen ay garab pour que sibiru même bu duggee sa yaram du la sonal loolu it mu ngi ci mais avec tout ça gis nañu mi ngi wàññeeku lu mel ni Sénégal mais jeexagul moo tax vaccin bi am solo il fallait d'abord valider les résultats yi valider nañu ba rapport yi génn na publication am na OMS def waxtaan bu yaatu ba wax résultats yi ba ne léegi jot na léegi rapidement dëkk yi jot ko am nañu yaakaar ne fii ak bu duggul ren it gëm naa ne fii ak déwén moom am nañu yaakaar daal bu fekkente ne loolu yëpp yemb na xale yi dinañ mën a jot seen vaccin yi ni ñu ko war a c'est vrai que moom suñu xarit la quand même mais xaritu Sénégal la c'est un professeur très respecté professeur Daouda Ndiaye doon expliquer vaccin bi nga xam ne Organisation mondiale de la santé approuvé na ko pour ñu ñàkk ko xale yi ngir xeex li nga xamante ni moo di paludisme sibiru doon na daanaka suñu tawat ñun africains yi surtout fii Sénégal at bu jot da ngay gis sama classe ki bu ñu sibiruwul sax dañuy posé wu ay questions mais heureusement ba vaccin bi ñëw na am na bis boo xamee ni yaa ngi ma doon wax ni du lu bees
depuis 4 ans il paraît ñu ngi ko doon testé ci yeneen i dëkk Fatou Kiné. mangoog ñi ngi ko doon testé ci yeneen dëkk rawatina ak ci dëkk Afrique yi nga wax noonu. parce que xam nga bu ñu nee sibiru quand même ñun réewi Afrique yi ñun la sibiru sonal donc jaadu na tey réew yëpp. ñu def loolu ñu duppee éradication totale. maanaam sibiru jeex tàkk. ci dëkk yi. tey bu ñu xoolee dëkk bu mel ni Chine. Chine googu nga xamante ne xam nga mbas ma fa la jógee. tey Chine éradiqué nañu sibiru. mu nekk loo xamante ni lu solo la gis nañu ña fa demoon pour gën koo dëggal moom professeur bi sax su ma julee bokk na ci kuréel gi nga xamante ne ñoom bokkoon nañu ci ñi nga xamante ni OMS yabal na leen pour ñu dem gëstu loolu ndax wér na ndax xam nga mbir bu ñu nee am na ci dëkk li ñuy def mooy experts yi la ñuy yabal ñu xool ndax li ñuy wax wér na moom bokkoon na ci kuréel googu su ma jumulee pour xool ndax wér na am déet bañ ko saytoo ba ci biir la ñu xam ne dëgg-dëgg Chine éradiqué na li nga xamante ni mangoog ba ñu xoolee ba ci biir la ñu xam ne Chine éradiqué na li nga xamante ni moom mooy sibiru kon Sénégal tamit war naa bokk tey ci réew yi nga xamante ne sibiru dafay nekk loo xamante ni dañ koy fàttaliku vaccin bi lu am solo la waaye li ma ciy jeexee rek Pape mooy ñàkk la ni yeneen ñàkk yi ñàkk saa yu ñëwee ci dëkk nag bari na la ko nit ñi di gàntu coow am waaye bu ñu xoolee ne sunu doom yi kat ba ñu juddoo ba ñuy am juróom-ñeenti weer ñi ngi leen di ñàkk te ñàkk yi jógeewul Sénégal xamuñu nu ñu leen di defaree ñi ngi leen di ñàkk te ba nëga ni ñi ngi dund kon yaakaar naa nañu bàyyi xel ci ñàkk man de vaccin yëpp laa mënoon temps wu xale BCG xaw ma gonocoque xaw ma ZCG am na yu bëri yu ñu daan jàng école programme élargi de vaccination noonu la ñu ko tuddee woon à l'époque voilà PEV voilà c'est dommage que maintenant nous sommes dans un monde boo xamante ni ak fachosphère bi ku xam wax ku xamul wax mais quand même ñàkk yi ay borom xam-xam ñoo ko approuvé bu dee lu ñuy aar la. te dañ koy valider dégg nga li professeur wax même bi mu duggee Sénégal itam du caakante ne OMS moo ne naam rek ñu ni dañu naan naam. ñun aussi am nañu ay experts. effectivement dañu koy valider xool la ci biir ndax li ñuy wax dëgg am na yaakaar naa aussi nañ ko bàyyi xel ñun. noonu ñu ko defee tamit ñu nit bëgg nañu suñu bopp ba la fii dugg dañ koy saytu mu ngoog Fatou Kiné ñu ngi lay gërëm bu baax exactement 12h46 mooy doog a jot dans quelques minutes dinañu ànd ak yow ci jotaayu xibaar